di jooy ndax jaaxle ñàkk dërëm ak wéradi corruption ak injustice bi si dëkk bi ëpp na wax ma lan moo waral ni wàcc si tali bi taalee bëna ci sante be ci xel yi nañ jóg ci dëkk wax yi daw soog ñàkk xel yi fekk boo ñi fi leen bawoon daaw toog tegale tànk di xaar avenir kaaw tey bi ci mbedd yi xaaj ak seen ci baadoolo yéen ñu tedd ñi ñu xeer foog ni yàq la suñu xale suñu gànnaay ñu bokk la suñu àq la am réew lu ñu bokk la askanu benn bopp la ñu jiite ñi ñu jiite jubal loolu kott la gëm la gi ñooy fal gouvernement bi mooy lan pexe yi ñu wootal naa tàng yoon bu moom la jëkk loxo ñu seet si lu may jàccak geer ci tënk war nañu nekk ci tuumay taqal der faqal ker ñëpp nguur du par parloo jëng fu muy dalloo fu askan bi di naqarloo yow sañ-sañu wax sa xalaat moo la fal moo la falaat tey baat yooyu la faat jéegi yi ñu teg duñ ko tàggat sénégalais ngorom la am bi nga tegaat non génération gastu da ngay saaga gas ak ñaxtu yenn def
der fàqal ker ñëpp nguur du parparloo jën mu fu muy dalloo fu askan bi di naqarloo yow sañ-sañu wax sa xalaat moo la fal moo la falaat tey baat yooyu nga faat yéegi yi ñu teg duñ ko tàggat non sénégalais ngorom la am di nga tegaat non yaarama na bépp baadana ñëpp maajaloo te bañ a nangu xaajaloo génération gastu dëkkee saaga gas ak ñaxtu yenn taskatu xibaar yi dundee sunu ñàqare sunu naqaar yi benn askan benn kàddu benn baat bu ñëpp di bantu waat lu dul dëgg du yàgg waaye fii gàcce la ñu fi ji ba noppi jàpp ni war na sax mu ñuy saf jamono yu buur ak di tàng ñàkku askan wi ñuy ngàcc bés bu ne muy gën di na sax ndax fii nii justice bi dañu koy jënd boo wàccul yoon it tarxiis ndax fi mu lale moo ratax suñu avenir nangu nañu mu nax saay kon bu ñuy xeex génération bi ci topp war a tax ñu weesu bopp sa bopp réew mi ñëpp a ko bokk loxo san kenn ñëpp wokk solidaire patriotisme suñuy xol la war a tax bokk combat bi ñuy mëne ñëpp dooni farandoo yàqu 50 ans fi ne ñoo ko war defarandoo yaarama ci sa tebe ci xet gi nañ jóg ci dëkku waa yi daw foog ñàkk cet gi yaarama na bépp baadana ñoo ko maajana te bañ a nangu xaajaloo yaarama ci naxasaale bi waxu dox ci moom dëgg ci lesa àll bi yaarama nañu ñëpp dégg askan wi doyal nañu nee nañu leneen lañu bëgg yaarama sa bopp réew mi ñëpp a ko bokk asalaamaaleykum waa Sénégal ñi nekk fii ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew ñu amaat kontante ak mbégte janooti ak yéen ci waxtaan di bal ñëpp àq di bal wi ñëpp àq di wax ne waxtaan bi li ko waral li ko sabab li mu wund umpul kenn xool asamaan jarul buuxante Sénégal dafa toll ci jamono boo xamante ne dafa jot ma ne dafa jot Sénégalais yi jël seen responsabilité te xam ni dañu am njiital réew boo xamante ne dictature bu wér bu avéré la teg suñu kaw ndodd ci anam bu ne ci anam boo ko saytu li ko neex nam ko neexee nam ko soobee la koy tegee ci suñu kaw ndodd mu mel ne ñun ñoo ko nangu soo ñëwee ci côté économique le patronat sénégalais le privé sénégalais dee na assassiné na ko rey na ko ba yaxee favoriser ñi jógee feneen ñëw mu defal leen amnistie fiscale wa ilaa exonération de taxes wa ilaa moo xam te amul benn marché boo dégg ne def nañ appel d'offre sénégalais yi jongante ci ba sénégalais gagné mu mel ni dafa ne rek képp koo xam ne sénégalais nga di yëngu ci mbirum économie ak teraanga ak liggéey ak jox ndaw ñi liggéey yow moom dama lay liquider bu ma ñëwee jël pouvoir bi nga ñëw côté politique mu jàpp opposant ya tëj ñeneen ñi mu corrompre leen taf ci wétam ñeneen ñi mu ne ah comme tëj naa yenn opposant yi ñeneen ñi maa ngi ut lu ma leen tàqal sotteegul xaaral ma jubli ci ñi ñuy wooyee activiste yi ñoom it ma tëj leen su ko defee Sénégal kenn dootul am kàddu baat dootu fa jib bu jëm ci lu may kontar nga ñëw ci domaine social foofu nag moo nekkati daj dëpp ga cherté de la vie jafe-jafe preuve dañoo indi benn bateau teg ko fii di ko fay ay milliards parce que hôpitaux yi baaxuñu Sénégal plateau médical bi baaxul Sénégal preuve ñoom ci seen bopp ku ci feebar bitim réew ngay dem faju jee preuve ñaata suñu ay yaay suñu ay yumpaañ suñu ay tànta ba léegi ci ay saret lañ leen di teg pour ñu wasin preuve ñaata ndaw ñoo dee ñaata liir ñoo dee ñoo judd indaale wuñu bakkan wala seen waajur génn àdduna ci bu ñuy indi bakkan
mercrocrop ni ko sama maam dañ waxee sax amuñ ko ci l'hôpital yi waxuma la ak 8 dégg naa sax am na hôpital yoo xam ne dañuy piqûre ba noppi jël seringue bi baxal ko pour piqûraat ci keneen lu doy waar ambulance moom waxaalewu ma ko dara nga ñëw ci wàllum njàng mi ba tey muy social ba njàng mi yàqoo ci Sénégal musut yàqoo ni mu yàqoo ci jamono yi ñu génn at mu jot fukki junni grève professeurs yi di laaj seen ay indemnité di laaj seen ay mbir élèves yi programme yi métti na nit ñi jànguñ sénégalais yi sonn sénégalais yi fatigué ñëpp nekk ci ay jafe-jafe nga ñëw ci wàllum liggéey kenn amul liggéey Sénégal kenn amu fi liggéey kenn mënu fi liggéey amul ku génn ak say diplôme bañ jox la liggéey le privé ne recrute pas parce que amuñu lu ñu recruter le public ne recrute pas parce que amuñu ku ñu mën a jël mu nekkaat benn jafe-jafe bu tegwaat ci ndoddu askanu Sénégal nga gis ñu bëri ci jeunesse bi jël nañ géej gi def ko solution pour dem Europe seeti ci yeneen i yoon te sax ñooñu it amul benn protection la preuve sénégalais de l'extérieur député de l'extérieur des sénégalais de l'extérieur directeur des sénégalais de l'extérieur consulat ya njëriñ amuluñ ko sénégalais yi fañ ne njëriñ amuluñ ko sénégalais yi fañu ne document bi gën a ndaw muy passeport boo ko bëggee la jëndi problème la ça veut dire que soo doon waxtaan ci bilan nguur gi fi ne gisuma ban réponse la apporté ci question yi ko askanu Sénégal woo ba léegi ci wàllu social bu tey jii mbay mi jeex na waa àll baa ngi sonn gerte gi qualité bi baaxul te àll bi jaaxle nañ xamul ndax danañ ko jaayam dégg ñu aaye leen diwlinu segal ndax ñoom dañoo joxe ay marché pour yeneen entreprise tubaab bi ñëw tegu fi di exploiter suñu gerte gi suñu tomate gi bisaab ba pomme de terre ba ñu jox ko indo ya jaay yeneen suuf yi yeneen i tubaab ñu ñëw moom ko accaparer nos terres di bay la leen neex di ko góob di yóbbu seeni réew ñun ñuy importer ba tey ceeb di importer ba tey soble Sénégal dañuy importer ba tey soble di importer ba tey tomate di importer ba tey lu gën a ñàkk xorom poobar sax dañ koy importer ñun Sénégal te ñu am suuf am solution am ay nappes phréatiques mën a utiliser suñu ndox mën a utiliser les eaux usées Sénégal amul lu dul ñaari centre d'épuration mooy zone de captage bii ak bu Sébikotane moo tax mënuñu am autosuffisance ci ndox pour lu mën a alimenter suñu bëy mu nekk mbëyum atum lëm la preuve fa ëpp nappe phréatique fa la dem samp Dubaï ñaaño rey agriculture bi foofu rey Sénégalais yi foofu nga jëlaat beneen wàll mooy nag dundu waaye joxoon nit ñi liggéey ku feebar fajoo ko nit ñi jànguñ nga mun leen a oyofal dund gi waaye nga ñëw ne dund gi nag sax dama koy yokk mu gën a ti métti seen kaw lépp cher taxe indirecte yi lépp cher ba sénégalais yi xëy suba koo xam ne moom salaire am bi mu am 65 000 francs la nga indi ko facture 90 000 fan la koy fayee sénégalais boobu fan lay fayee facture am boobee dafa abusé dafa ëpp dafa jéggi dayoo dafa ñaaw dañoo yaccaaral ñun dañoo noppi ñun ñoo ko nangu ñun sénégalais yi luñ ñu teg suñu ndodd ñu nangu ko teg ko ci masla teg ko ci yar teg ko ci ne dañoo am ay kilifa waaye boo falee koo xam ne nag moom faalewut loolu seetul kilifa seetul nit seetul leneen moom la ko sabab la ko ñor ca loolu lay yëngu ca loolu lay nekk dafay mujj doy waar moo tax chers compatriotes l'heure est grave moo tax niki suba muy àjjuma bés bi dafa am solo rapport de force la ñu toll ak
nguuru Macky Sall rapport de force. Pourquoi? Parce que dictateur boo gis ci àdduna dafay essayer soo nooyalee mu jàll waaye léegi nag ndax dañ koy bàyyi mu jàllale lépp est-ce que dañuy nangu mu teg suñu kaw lépp? suba lañu war a wane suñu bopp suba le Sénégal di wane boppam insha allah mu nekk marche boo xam ne daanaka ci Sénégal bi yëpp dañ koy defandoo ñun ci biir kuréel bu tudd ñoo lànk def nañ la war dem nañ rencontrer toutes les forces vives de la nation moo xam ay syndicats la moo xam ay organisation la moo xam ay partis politiques la moo xam ay leaders kese la ku ci ne dem nañ fekki la sensibiliser la ci urgence bi am parce que c'est un appel à tous les citoyens sénégalais de tous bords ak foo munti nekk ak ku mu munti doon ndax combat bi du combat ñoo lànk du combat frappe du combat nitu dëgg combat wu sénégalais yi la ñu dem ci ku ci ne sensibiliser wax la urgence bi fàttali la la nga bokk fàttali la ca la nga moom muy ne suba taxawaay bi sénégalais yi war a am ci réew mi ak ci bitim réew pour jëmmal ak dooleel ne sénégalais yi dootuñu nangu nit ñi di leen fooy. naka noonu Mbour danañu marche Kaolack danañu marche Thiès danañ marche Kaffrine danañ marche Kolda danañ marche Diourbel danañu marche waaye it fii ci Ndakaaru rassemblement bu am solo lool bëgg nañ fi gis lu toll ci million ci sénégalais à partir de 14h bëgguñu nit wala mbatt boo ko sànnee dañoo bëgg mu tag lu ko jëlee RTS ba Kennedy ba Colobane nit war faa xaj parce que loolu mooy réponse à Macky Sall bi ñu mobiliser le 13 bu ngeen fàttalikoo le 15 le 16 dafa génn def discours ne premier semestre 2020 damay wàññi le 20 ñu laaj indépendance ñu xañ ñu ko jàpp ñu tëj waxaatul lu jëm ca mbirum wàññi ma premier semestre parce que rapport de force la xalaat rapport de force la gëm mobilisation la xalaat la ragal bu ñu toogee suñu kër yi jàppee ko yëfu keneen dina pàllale dina ko jàllale te danaa la Sénégalais dootu fi naan ndox bu ñu toogaatee bàyyi les otages de la République les héros de la République dinañ croupir en prison billaahi bu ñu jógul du leen mës a bàyyi te ñooñu yow mii di seetaan yaa tax ñu tëdd foofu man ñii toog di wax maa tax ñu tëdd foofu buñ ñu gën a goree buñ ñu gën a goree suba nañ leen génn li laay war a sóoli génn massivement wane suñu bopp wane suñu doole wan Macky Sall ne ko lii du jàll que sénégalais yi dootuñu la may muus du fi naanee ñeex dootuñu ko nangu il le faut cette mobilisation il nous faut 1 million de sénégalais dans la rue sortez massivement génn leen am nañu autorisation génn leen amul kenn ku fay daw wala ku ñuy ragal wala ku ñuy xoqatal ñëw leen ñu wane suñu bopp ñëw leen ñu wan Macky Sall ne ko du ñu nangu li nga teg suñu ndodd li muy jàll. vendredi 10 c'est le vendredi des tournants c'est le vendredi le plus important daanaka ci jamono ji mois de janvier bi pourquoi parce que dafay doon tàmmaliwu at bu bees ñu réewu Sénégal askanu Sénégal wane ci attitude bu bees wane ci mbañ bu bees wane ci mobilisation bu bees wane ci fulla ak pas-pas bu bees il faut qu'on lui annonce la couleur dès ce vendredi 10 ne ko duñ la bàyyi mu jàll kon chers frères chers compatriotes sortons massivement ku julli àjjuma ba noppi na nga jubali direct place de l'Obélisque ku ñëwul lu leen la teg na nga ko tegoo ku ñëwul l'histoire retiendra que le vendredi 10 ba askan bi di génn di xeex dangaa toogoon sa kër ñépp a ko yëgandoo jafe-jafe bi fépp la foo wokk mi ngi métti amul ku dundul ci jafe-jafe yi nekk di tey waaye yow boo mënee fay facture courant xoolal ka nga dendal xëy na mënu ko boo mënee fay facture bu ñu yokk ki nga dendal mënu ko
xanaa yërëmuñ couche sociale yooyu gardien yi suñu sœurs yi yu mu daanu suñu yenn liggéey yi nga xamante ne nii seen salaire rombul 60 000 francs ñooñu boo leen indilee facture 120 000 fu ñu koy fayee ah nga yokk insécurité ci réew mi yokk jafe-jafe ci réew mi yokk métit ci réew mi yokk naqar ci réew mi tension sociale et puis ils se permettent naan dañuy woote dialogue national yow nan ngay wootee dialogue national ci contexte boo xamante ne yaa ngi rey sénégalais yi ah boom sonal sénégalais yi xoxatal leen xoj leen lekkuñ naanuñ fajuwuñ jànguñ liggéeyuñ ah nga ne da ngay woote dialogue national boo xamante ne nii ña fa toog ak yow imposé wuñ la nga bàyyi les otages de la république parce que balaa ngaa woote dialogue day fekk li la war nga def ko mooy ñi nga jàpp en otage nga libéré leen mooy coono yi nga teg ak jafe-jafe yi nga teg askan bi nga dindi ko su boobaa ñu mën a wax dialogue waaye jàpp bokkal ma diw ma mbëkk diw bokkal ma diw ma mbëkk diw il faut respecter les Sénégalais et les Sénégalais se feront respecter demain vendredi 10 15 heures place de l'Obélisque nit waratu faa xaj parce que bu dul rapport de force Macky Sall déggul leneen te gisul leneen faalewul négociation faalewul ñaan faalewul négociation faalewul waxtaan faalewul laam-laamee faalewul maasale dégg ngeen ko say discours du ma ko def la lay wax du ma wax oui du ma wax non la lay wax kooku il est catégorique c'est de la dictature c'est un dictateur da ngeen di nangu un dictateur kenn du waxtaan ak moom dictateur day teg nga teg rapport de force la xamul waxtaan xamul négocier xamu ko bokku sax ci ay plan am ay programme am kon ñun dañuy toog di pet suñu tànnal dañuy waxtaan ak dañuy négocier sortons dans les rues yow mi dëkk Diourbel bu la kenn jiitu ci mbedd mi yow mi dëkk Kaolack bu la kenn jiitu ci mbedd mi ki dëkk Kolda bu la kenn jiitu ci mbedd mi ki dëkk Mbour ki dëkk Kaffrine sortez dem leen wuy ji ci mobilisation yi génn leen jafe-jafe yi ñun ñoo koy dund nee naa la ñoom xamuñu cher courant ñun ñoo leen koy fayal sa taxe ya ngay fay mooy fay courant préfet mooy fay courant ministériel mooy fay courant waa Benno Bokk Yaakaar ñoom fayuñ ko xamuñ ko yëguñ ko bu courant yokkoon ba jar 1 milliard ñoom faalewuñu loolu te booy yokk courant te yeneen jafe-jafe yi nekk fi ak yeneen ñàkk fayda yi yokkal cigarette yokkal sangara yokkal xeesal yokkal greffage yu ñàkk fayda yooyu nga xam ne amulul askan bi njëriñ mais les denrées de première nécessité mënoo ko yokk li ñu soxla li ñuy dundee mënoo koo yokk tegoo ko ci dara waaw bu fekkee ne Senelec mi ngi am production dama bëgg ñu wax ma tuuti man logique bi laa bëgg a xam Senelec mi ngi am production donc mi ngi jaay naka la mu ne am ay déficit bu dee état moo yaral Senelec na état fay dégg nañ fan yi jaam ministre bi génn ne Senelec état moo ko yaral xaalis kon ñun suñu yoon la mooy ñun suñu yoon ci yow nguur gi nga jël suñu alal pasare ko ci ñàkk fayda ci sa ay campagne électorale ci séddale ko ci sa biir yéen Benno Bokk Yàqal Sénégal ngeen séddoo ko tasaare ko seen biir yéen rek ngeen di am ñun ñi gën a torox ba mu neex leen ngeen wëlbatiku ne léegi kon ñun amee nañ bor nangam ñun xaaral ko ñu tegaat ko seen ndoor du ngeen fay ko loolu amul sa xel yu yërmandewu leen yërëmu leen askan bi lii laay war a soli seet leen askan bi yërëm leen waa troisième âge bii ñëw naaj bu tàng di marché troisième âge ay pa ay mère 65 ans 70 ans 80 ans di ñëw di ñaxtu mais xam ne ne loolu ñun caaxaan taxu leen a jóg ñun fu laa leen tax a jóg yow kilifa gu dem à la retraite ñetti weer ba ñetti weer ngay fayeeku fukki dërëm IPRES balaa mu laa fay tey bu la fayee balaa mu laa fayaat yàllaa xam ndax keesu état yëpp vide ngeen lépp def ko ci seen ay caaxaan kilifa googu noonu ndeysaan bu génnee di xeex ànd ak ndaw ñi xam nga ne caaxaan taxu ko jóg Macky libère les otages bu dee dëgg la bu dee da nga leen jàpp parce que dañoo def trouble à l'ordre public ñun ñëpp def nañ ko te jàppoo ñu ñun ñëpp bu fekkee dafa am lu laxasu ci dossier bi wax ko nit ñi Guy Marius Sagna lan la def lan la Guy Marius Sagna wax loo waxut yow bi nga nekkee opposition wala mu def la ko loo defut yow yor nga fi mer gàddu yor fi xeer wax nga fi da ngay dem génn ci Abdoulaye Wade palais te pourtant yaa ngi dox vaquer à tes occupations bàyyil doomu jàmbur yi ñu dem seen kër yi il faut libérer les otages da nga wàññi coût de la vie les Sénégalais sont fatigués ku la ko waxul la dara on est fatigué dañu sonn dañu maar ñun mënatuñu
da nga ñu xoj da nga ñu xoqatal da nga ñu sonal histoire àdduna mosoo gis président bu ñu tuddee pauvreté ku ñàkk ne damaa Macky ku sonn ne damaa Macky réew mi dafa Macky musul am de toute l'histoire du monde entier c'est grave dimbali yërëmal askan bi mais nag askan bi ndimbal na ci fekk loxol borom les gens se battent les gens essaient de se mobiliser les gens essaient de s'organiser vous devez venir yéen a war a génn ça c'est pas le combat de qui que ce soit c'est le combat de tout un chacun on a tous la responsabilité de sortir demain duy place yooyu ma leen limal muy Diourbel di Kolda di Kaffrine di Kaolack di Mbour ak it fii ci place de l'Obélisque muy Dakar yéen ñi nekk ci diaspora bi mobilisez-vous dem leen seen buntu ambassade yi dem leen buntu consulat yi mobilisez-vous yéen amu leen problème d'autorisation ndax vous êtes dans des pays où au moins bu ñuy wax démocratie amul it am na sax kas néew lu ñu may seen ay waa peuple ñu wax ko wala ñu kaas ko génn leen sortez ne laissez pas les choses comme ça il faut que ñëpp génn ñi ngi woo ñëpp na ñëpp génn c'est l'affaire de tous les Sénégalais foo munti nekk boor boo munti far wala boo munti féetee domaine boo munti nekk parce que courant bu yokkoo léppay taxaw tailleur bi doon ñawee 1000 francs 1500 lay ñawee courant bu yokkoo glace ca Tambacounda ci tàngaay bi ca Kaolack tàngaay bi ca Diourbel ak Touba tàngaay ka doon jaayee glace ñaar fukk fanweer la koy jaayee parce que courant bi yokku na lu bu yokkoo rek dafay yokk indirectement leneen lu ne kon ñun ñooy sonn kon ñun nañu sàkku wane takku wane suñu métit wane suñu naqar ci discipline mais ci fermeté moo koy faj parce que toog di ko xalaat ak di ko waxtaanee mujjul fenn ndax du ñu déglu il ne nous écoute pas il ne nous écoutera pas xam loolu mobilisation la xam Sénégalais yi génn loolu moo koy faj c'est de la dictature waaye ñun nag duñ libérer suñu bopp bu yàgg ñëwaat nag keneen duñu xoj takk ñu jàmm mais duñ ko nangu nag on va pas l'accepter duñu nangu nag ñu jàpp ñu jàmm képp ku génnul téye complice mais sérieusement quoi parce que amul ku am excuse pour bañ a génn suba ñu nekk ci région yaa ngi yëngatu génn leen Sénégalais yi génn leen je vous en prie génn leen parce que c'est l'affaire de tous cette situation là il faut qu'on la règle ñu nag Macky fi ñu jëm du neex rapport de force la bu ñu accepter lu ne mu teg lu ne suñu kaw bu ñu ko wanee fermeté mu soog a reculer donc leer na nañ ko xam ne day def discours toog naan la du ma ko def wala du ma ci wax oui du ma ci wax non sur des questions yoo xam ne moo ci mobiliser suñu alal jël suñu ay milliards campagne ko voté référendum ñu voté ko mu taxaw ne du ci waat wala du ci wax kooku xam nga ne du la boo toogee di waxtaan moom du la déglu da ngay génn wan ko rapport de force montrer ko la couleur qu'il sache que les Sénégalais sont prêts et ils ne se laisseront plus jamais faire on est prêts et on ne se laissera plus jamais faire et je vous le dis encore génn leen amul dara policiers yi ñuy teg ci roq yi pour jéem leen intimider wala pour ragalal leen la marche est autorisée jarul ngeen di ragal génn leen sortez ñun ñëpp ñu daje ci place de l'Obélisque dox jëm RTS waaye dama bëgg dox bi du mat 2 minutes ndax kenn du mun dox mu fees del ñun ñëpp ñu daje fa ñu nekk ci régions yi ngeen duy seen régions yi ba mu fees del ba kenn du fa xet bu ko defee ñu xam ne nag Sénégalais yi jël nañ seen responsabilité te pare nañ te dootuñu bàyyi mu sedd loolu laa bëggoon a waxtaan ak yéen sama gars yi fàttali la rek féddaliwaat kóllëre la ak rappel pour nit ñi xam ne mobilisation wu suba bi dafa am solo dafa am njëriñ jël nañ suñu ay devant jël nañ suñu ay responsabilité bind nañ autorisation 15 jours jël nañ toutes les dispositions nécessaires on a rencontré toutes les forces vives de la nation moo xam homme politique la moo xam société civile la moo xam syndicat la moo xam organisation bu mu ci mënti doon la pour rek ku ne gis ci sa bopp pour rek ku ne xam ne sa yëfa pour rek ku ne moomale ko sa bopp kon mbootaay ñoo la def na la ko war leneen li war askan bi nag mooy yow mii di ma setaan mooy nga teew parce que lañ fay kaas sa njëriñam lañ fay kaas sa mbiram lañ fay kaas sa yëfa sa poos a koy fekkee
yéen ñi nekk ci diaspora bi incitez vos familles à sortir parce que yéen bu facture yokkoo da ngeen koy yëg boo doon yónnee 100 euros 150 ngay yónnee boo doon yónnee $100 200 ngay yónnee kon yéen it da ngeen koy yëg seen poche du ko fekkee ki ne fii poche am du ko fekkee kon dox daje ak dig daje ni ki suba ci àjjuma bu 15h jotee place de l'Obélisque ñu dox jëm RTS xeex suñu bopp xeexal suñu bopp wan Macky Sall ne ko dootu fi jàll libérer suñu otages yi te nga wàññi dund gi cher na Macky libère les otages wàññi dund gi cher na rendez-vous est donné rendez-vous est pris chers amis sénégalais chers compatriotes suba la ku ci nekk ci région ba nga ne ak place de l'Obélisque fii ci Dakar ñu jëm ñaxtu wane suñu bopp pour Macky Sall jox ñu respect bi ñu koy laaj wasalaam ñu leen di jaajëfal ñu leen di wax bëgg nañ leen. jili wax jili ñëwal kii suñu jili Bagdad jili ñëwal kaay waxtaan ak askan bi ñaari baat rek. Djily Bagdad mu gën ko xam ci cinquième underground mooy ñëw fii nag def appel am fii ci la bokk. salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu Y'en a marre si d'abord teg ci bépp sénégalais ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal di kontaan si détermination bi di wax gars yi vendredi affaire askan wi yëpp la na ñëpp ñëw parce que ñun duñu fayal kenn ay borom ñun la ñu amel na ñëpp ñëw bépp sénégalais boo xam ne deretu sénégalais mi ngi sa yaram ñëwal bu ñu nangu nooteel na ñëpp ñëw courant bi du ñu fay nañu Aliou Sall fay ba pare ñuy doog a fay xam nga du ñu fay dara te nañu bàyyi gars yi ñu jàpp otage yi nañ leen libéré na ñëpp génn ñu wan leen ni réew mi askan wee ko moom du benn dànk moo ko moom peace ba suba